ci biir internet bi ñëw nañ miin ngeen hashtag bi sunu net la Midi Plus Facebook live YouTube live Instagram live jaajëfal leen yéen internet yi mais surtout téléspectateurs yi maire yeeg paa yi nga xamante ni heure bi dañuy toog di xaar heure bu baax bi Mary tey maa ngi fi li nga sañse ni nu mu tudd wax la. waa lii xam nga tey jii moo si waxul woon sax damay xuloo ak yow. ah ndax dafa rafet. waaw parce que doxal. damay dox may ma leen wax chaque jour Mary dafa mën a doser. voilà. wane waa leen voilà tey sawar nga ci de. kenn du la dégg nag da nga sori micro bi. robb rek mu daal di toog noonu lii la. non dama leen di wax chaque jour Mary dafa bari tiitar quoi. pourtant maay sa jigéen rek dama lay jàppale rek ci bari tiitar bi loolu rek la. xam nga bëgguma nga wéet si. monsieur Diouf nañu baal. pour la man jabaram bi ma yëkkati fii wane leen ko. wan ko non monsieur Diouf comprendre na moom comprendre na. mais gars yi ñoo may wax ci kii bi naan baalul monsieur Diouf rek mais ma baalu. waaw baalu ba léegi ci la donc Ndiaye di la fay. di nuyu aussi suñu téléspectateurs yi. di leen naan dal leen ak jàmm ci seen émission lu xew ci biir internet bi tey jeudi 28 juillet muy le dernier numéro de la semaine. mi ngi noonu wane sa sañse ci la bokk moom internet sax dafa ànd dañuy photo dañuy def ay reels challenge ay reels def ay vidéo yu am solo. temps yi moom vidéo boobu noonu bëgg naa ko de mais bii nii nga sañ wane sa sañse semaine bi yëpp. waaw def nii rek. voilà def nii naan Monday. Tuesday non dinaa ko def. dañuy maye téléphone portable émission bi dañuy maye téléphone grâce ak suñu sponsor officiel Jili CSB ma nga nekk rond-point cité Kër Góor gi. tey exceptionnellement man. damay maye lii mais mairie. tey mairie nga maye. kese. baax na. parce que mairie dañuy baaxoo di suivre émission bi. léegi yow ci Facebook nag ngay xamee ne kooku maire la. dinaa ci xam dara dina ñëw jël si ko. dina ñëw jël si ko waxuma la booy gañee ko de dem. loolu yëpp am moom maa gañee benn booy bi ñu choisir. nekk du maire mais parfois ma gis ay commentaires yoo xam ne commentaire bu mag la de. waaw da ngay xam ne c'est ni ñu koy bindee ñoom mooy yëpp la ñuy bind. def virgule bi def point d'exclamation nga xam ne kii âge mûr la. voilà moo tax dañuy jaajëfal Jili jaajëfal ma nga nekk rond-point cité Kër Góor gi am na ko ñu choisiroon démb nekk mu dem ci boutique gu Jili yi woote na nee na Jili wax na ma ne ma waa ji envoyé ñu ko. ma nga nekk rond-point cité Kër Góor gi CSB lépp loolu soo comme matériel électroménager. ko jaajëfal mii def liggéey bu rafet. Adja Digital di ko jaajëfal. ko bu baax a baax ak madame Djili dégg naa Djili jabar ji. ñun rek lay seetaan. déggal loolu kon ne ñu ngi koy shout out. di ko nuyuwaale di ko naan sa jëkkër mi ngi def lu baax gis ngeen marque yi téléphone yi ni ñuy te moom dafa daal di certifié. li nga xamante ne moom moo di ci marque Samsung bi boutique am bi donc mooy boutique bu ñu certifié voilà Afrique de l'Ouest donc ça veut dire que bépp matériel boo leen fa jënd c'est garanti c'est certifié bu yàqoo di ngeen ko mën a indiwaat et en plus jarul sax ñuy wax yàqate parce que dañ koy garanti. jaajëf waaw sa robe bu baax na madame Diouf yooyu laay gis de. déggal li ay yow tey kontaan na waaye niñ ñëw nag ci yekk li xew ci internet waaw nañ yekk amul problème. waaw dañ doon introduire rek may la kii nag yow tamit bu fi jaay dara waaw yaa fi toj ngay. Njaay da nga def lu baax ba pare bu ko yàq yow nii ngay def da ngay def lu baax ba avancé rek nga daal di jël suuf si rek këpp. tey le 28 juillet yaa ngi avancé mais 28 juillet dama gis sànq ba tey ci internet bi ñu naan jour de dépassement mooy lan. waaw jour de dépassement nag boo ko déggee. maanaam capacité ak ressources naturelles yi nga xamante ne àdduna bi la terre ñu ngi ko doon utiliser moo jeex. waaw maanaam moo waral yëf yi ni muy changé nii. exactement parce que xam nga yenn saa yi da ngay jékki-jékki nga ne mais tàng na ba pare tàngaay bi day gën a avancé hiver bi tamit France yooyu noonu di demee noonu gis ngeen ko nii comme ni ñu koy gisee ci image yi jour de dépassement bi. 28 juillet la daal di tombé bu 1980 4 novembre la woon dañ koy calculer parce que looloo tax jour yi di changé. bon affaire mi muy avancé dafa grave. 1970 mi ngi tombé woon 29 décembre 1980 4 novembre. 1990 11 novembre ainsi de suite. jour yi donc changement climatique. mbirum changement climatique la c'est-à-dire humanité bi maanaam monde bi yëpp du ñun kese. dañu daal di épuiser li nga xamante ne moom mooy ressource de la terre ressource de la terre nag boo ko déggee mooy lépp luy garab gàncax yooyu yëpp dañ ko utiliser ko ba fu mu ne nii dafa jeex tàkk maanaam on est passé ci zone rouge bi. donc il faut que ñu def attention si li nga xamante ne dañuy consommer am na nag ñoo xamante ne indi nañ li nga xamante ne moom moo di ay petites solutions
pour ñu wàññi li nga xamante ne moom mooy dépassement bi. Nee nañu par exemple consommation de viande maanaam lekkum ndawal bi suñ ko mënee wàññi dina reculer jour de dépassement bi. loolu du yomb de. waaw de 17 jours. xanaa nee na da koy reculer de 17 jours. doo ko wax njóobeen li de loolu. mi ngi noonu. c'est que ñi ngi wax lii mais dafa mën a impacter suñu changement climatique. gis nañ changement yi. ci at yi. ak yàqum lekk bi tamit nee na ñu suñu mooy lu ñuy naan gaspillage alimentaire. lekk yi ñuy tuur ak yooyu. saxal garab bi xanaa wax nañ ci de. waaw yooyu yëpp da koy ralentir. ak ñun Dakar ni ñu amee problème mu saxal garab. loolu moom mooy suñu big problème nii bii capitale bi. loolu suñu big problème doo gis dara espace vert ñu am problème. suuf rek ngay gis. ay internet yu jël initiative di saxal garab partout. je pense que Rési liggéey bi muy def bari na ak Touré. Touré Mandé Mori ma nga Twitter bari na ci ay activités yu mel nii yoo xamante ni ci mbirum environnement la. baax na ñu ciy xalaat. 28 juillet tamit bis ni tey la ñu initié woon lii di Bamba Day ca États-Unis ca New York. miin ngeen Bamba Day. bis ni tey la woon bu njëkk bi ci atum 1988. waaw moom la woon ñu daal di ko voilà initié vidéo yaa ngi daw. New York instant bi sama xel bi yëpp nga foofu ndax fa laa bëggoon nekk ndeysaan bokk ci bokk ci kii bi waaw ci Bamba Day bi dañu dem ba léegi maire New York sax moom dafa reconnaître journée Bamba Day bi effectivement voilà donc liggéeyu Serigne Touba la ñuy gën di yaatal la partout Serigne Mourtada doon ko amal foofu ca États-Unis ci xalaat doomam Serigne Mamor Mbacké di ko ziar bu wér a wér moom tamit gannaaw baayam mi ngi li gën a lawal liggéeyu Serigne Touba partout en Europe du rek Sénégal partout dans le monde jaajëfal leen di ko xalaat ci bis ni tey la ñu doon amal initié woon bisu Bamba Day bi ca New York 28 juillet 1988 lañ ko njëkk a amal ca New York ba léegi ñu ngi koy amal at mu ne donc parfois da ngay gis murit yi nekk Amérique yëpp dañuy daal di converger vers New York ñu mënul ñëw dañuy dem fi ñu naan Kër Sëñ Touba ci ville bi ñu nekk parce que Kër Sëñ Touba am na ville bu nekk moo xam Washington wala Texas wala feneen donc ñoom ñëpp voilà foofu la ñuy daal di rallier toog daal di def li nga xamante ne moom moo di ay cant. am na solo yëpp moo li xew ci internet bi la dafa toll ak jamono moo tax démb bi ñuy waxtaanee téléphone yeeg fi jamono archive yeeg yooyu bari na ci ay internet yu ñuy envoyé seen rappelu téléphone dinañ ci ñëwaat léegi ci kanam mais balaa boobu li xew mi dinaa aussi démb ak tey de TikTok foo dugg. waaw ñi ngi wax dal bi daanu. ci ay nit fële ca Médina. doy na waar mu nekk lu tiis nakar la parce que dal bi dafa daal di daanu bi mu daanoo nag il y a eu malheureusement des décès 2 décès. mais am na si kenn ku góor ak kenn ku jigéen. femme bi moom. gis naa ni ñëpp dañ ko partagé TikTok. waaw parce que dafa nekkoon ko xamante ne loolu la ñuy wax une personne pieuse muuru bëgg alxuraan am na sax benn témoignage boo xamante ne dañ leen koy dégtal. ci ko xamante ne moom moo doon dem ci jàkk bi di toppatoo. jàkk beeg yi ak taalibe yi. ak xale yi doon jàng waaw xale yi doon jàng ñu dégtal leen élément bi ñëwaat. ci ni mu demee li tax ma xaw a jooy ci benn mbir rek moo ko waral mooy man maa xëy 9h chaque fajar. xale bu jigéen bi moom mooy yeewu bale daara ji ne menace ka lal ba xale bu ci ñëw bu tardé mu lijjanti la muy xale bu jigéen bi gaañu beneen bi moom mooy tey ma jox ci inscription ak ay mensualité lépp mi ngi jóge ci maanaam ci saagam yamu ci tamit man maa ko déglu bindam ci ulaika alladina ashtaru alxayata addunia bi nekk suratul baqara man maa ko déglu bindam ba mu àggal mu pare ma jël xale yi ba ma leen dégloo ñoom ku ci nekk seen bind ma ne ko maa ngi dem am lu ma livré dal di ñëw ba ma demee ñëw moom moo ma woo téléphone ne ma man kat maa ngi ndax mën naa wàccee xale yi dañu lay xaar wala ndax mën naa wàccee xale yi ma ne ko kon ca pare nañ julli nañ wàcceel xale yi. waaye macha allah maman mi yàlla bu ko cat bi. amiin macha allah. amiin amiin maman dama gis démb waa Médina yi ci statut yi ñoom ñëpp di ko dugal mais am na keneen ku góor koo xamante ni dafa demoon di sauver si. Ousmane Sarr moom tamit far ñàkk ci bakkanam. il a succombé à ses blessures moom dafa daal di gaañu mais finalement voilà dafa moom di Ousmane Sarr. donc mu ñaari décès yooyu moo daal di xew ci 39. ca Médina d'ailleurs sax am na ay responsables politiques yu nga xamante ne ñëw
pour daal di def meeting Ndiaye dañu daal di suspendre boobu le meeting pour respecter dëcc yooyu donc ñoom tamit ñu daal di dem gisi ji famille yi pour daal di leen jaale donc mu nekk aussi benn acte boo xamante ne ñu ngi koy saluer. Voilà leneen loo xamante ni internet ñu ngi koy demandé autorité yi tamit gën a xool yenn ci dëkkuwaay yi ñi nga xamante ñoo war a jël ndogal yi ministre cadre de vie ak ministre de l'intérieur. bari na ci ñoo xamante ne fi mu ne nii ay questions yu ñuy posé wul ndaxte bari na ci yu ni mel di am yàggul amoon na Touba donte immeuble ba kenn nekku fa woon. yàggul dara rek am na ci chaque daanaka at mu ne ñu wàññi ko mais loolu daal. xam naa ni nañ ci préparé ay reportage yu am solo def ci ay laaj ay borom xam-xam wax ci mais surtout gën a ñaax autorités yi ci li nga xamante ni ay jéyee yu ni mel di dal ci askan wi leneen lii mairie naam woo ma man na xam nag internet dañuy envoyé bu duma comprendre Ndiaye naroo wax jàmm non ñu jàmm laay wax waaw waxal ñëw léegi lenn dama gis ci mbirum campagne électorale bi. waaw. politiciens yi dañu nekk di génn ku nekk di wax. waaw. démb Ousmane Sonko am na benn vidéo bu ko internet yi génneel. bu def benn déclaration internet yi ci boppam ñoo ko def fact checking bi. donc c'est pour montrer que ni actuellement désormais moyen yu ne am na. pour vérifier yenn information yi moom li mu wax ci kii bi dafa ni Sénégal troisième réserve bu gaz la sur le plan mondial am na ci ay internautes yoo xamante ni ci seen bopp ñoo dem vérifier information yu ni mel leader politique la Ousmane Sonko donte nekkul candidat ci élection législative yi waaye gis nañ ko ci campagne yi mu ci am taxawaay bu am solo mais loolu tamit moo tax ñun ñu dégtal leen vidéo bi ba pare après ñu waxtaan nañu benn journaliste boo nga xamante ni Presse Afrique la nekk muy Ayoba Faye pardon moom ñëw na ci def ci bokk na ci ñuy def fact checking bi def ci ab article fële ca Presse Afrique dinañ ci ñëw mais ñu njëkk leen vidéo bi ci li ñu wax ci Sénégal ci ni mu nekkee ñetteelu dëkk ci réserve gaz kii di Ousmane Sonko moo ko wax. mooy gaz bi est-ce que xam nga ni fi ñu toll nii Sénégal moo yor la troisième réserve mondiale de gaz xam ngeen ko troisième réserve mondiale de gaz Russie moo yor première réserve de gaz avec 47 trillions pieds cubes 47 trillions xam nga nu ma koy waxee xam nga benn trillion mooy 1000 milliards 1000 milliards mooy benn trillion. donc su ma leen nee 47 mooy 47 000 milliards à peu près du exactement ça ci pied cube wala ci mètre cube Russie moo jiitu Iran moo ci tegu avec 33 millions de milliards noonu la trillion. voilà léegi grâce à internet gars yi di vérifier yenn ci information yi dafay gaaw moo tax léegi naka lañ koy vérifier saa su ne ci émission bi ñun dañuy expliquer téléspectateurs yi expliquer internautes yi yenn parfois yenn fausse information yi wala parfois yenn leaders yi wax kàddu yoo xamante ni am nañu moyen vérifier ko moo tax ñu waxtaan ak kii di Ayoba Faye di journaliste fële ca Presse Afrique moom bi nga xamante ni bokk na ci ñu njëkk a def vérification boobu maanaam li ñu duppee fact checking gannaaw leader bi di Ousmane Sonko ba mu yëkkatee kàddu yi ci campagne électorale bi yi waajal palub député yi le 31 juillet ñu dégtal leen Ayoba ñëwaat. am na 2 minutes Ousmane Sonko mi ngi ci wax ni Sénégal moo am ñetteelu réserve pétrole bi gën a mag ci àdduna bi su weesoo Russie ak Iran mi topp ci moom. mu doon information bu am solo boo xamante ni jaroon nañu càmbar ko ndax mosuñu dégg Sénégal ci classement boobu. site bi nga xamante ni mooy Antargaz moo ko def Antargaz soo ko déggee référence la ci xamante ni lépp luy énergie ci àdduna bi rawatina gaz. ñi ngi ko créé en 1951 ca France avant que américains yi di ko jënd en 2004 donc ci site boobu lañu jëlee classement fukki dëkk yi am réserve gaz yi gën a mag ci àdduna bi. effectivement Russie moo nekk ci kaw comme ni ko Ousmane Sonko waxee ak 37 trillions cubic mètres muy TCM Iran moo ci topp ak 34 TCM après Qatar ñëw en 3e position et am 32 TCM donc ci top 10 boobu nag benn dëkk Afrique rek moo ci nekk
mu ngi nekk en 10e position mooy Nigéria. donc li ñu njort nag après recherche yi ñu def yëpp mooy Ousmane Sonko dafa juum ci unité de mesure yi mu utiliser réserve gaz Sénégal yi boo ko estimé selon experts yi nga xamante ni interrogé nañ leen ci démb ba ñuy bind article bi ñu ngi ko estimé entre 40 et 45 TCF bokkul ak TCM moo nekk ci kaw unité de mesure TCF moo ci topp TCF mooy trillion cubique feet de pieds cubes bokkut ak milliers de milliards de mètres cubes. donc soo koy xayma Sénégal day xaw a jege trop Libye mi nga xamante ni moo jël 4e position mi nga xamante ni mi ngi retrouvé wu ak 50 TCF. jërëjëf Ayoba di journaliste ci ni nga xamante ni def na vérification bi bari na ci ay internautes yoo xam ne commentaire ci ni ñu mel waaye fi jamono toll vérifié wax nañ ko leader bi dafa juum ci position yi. waaw dafa juum ci Sénégal jëlul position 3e position mais 83e. voilà Qatar moo nekk ci 3e position. Qatar moo nekk 3e position après ñu ngi am li nga xamante ne moo di États-Unis Chine Turkménistan aussi ñoom ñëpp ñu ngi ci liste top 10 bi Nigéria mooy 10e position. mais Sénégal premier en Afrique. waaw mooy premier en Afrique mais Sénégal moom ci boppam il est à la 83e position dañuy jàpp ne rek dafa juum. waaye loolu man débat yi ñoo ma gënal de. débat yi pétrole gaz. waaw parce que c'est des débats d'actualité actuellement waxi pétrole bi ak waxi gaz bi la. waaye lu gën a sa sañse bi. moo la gën a sa sañse bi. yow tamit ñoo waxoo gaz moo ma gën a sañse bi ma fi nekkoon. yi fi télé la bu leen ko faale yi fi télé la depuis sànq bi ngi may naan jox ma kii la ñawal lii ma utal ci madame yàlla baax na. Adja man débat yi ñoo ma gënal ay gaz pétrole vraiment nañu yore réew mi. Adja ñoo ma gënal may wax ci sañse bi Adja xam na daa mënul génn wax rek. mais internet yi ay commentaire lu nag vraiment di la apprécier. oui ñi apprécier sañse bi. bilaay dañoo baax man samay xarit lañu. nii la li xew ci internet bi dañuy boole utile ma mayewaat téléphone nii. non tey man may maye téléphone. ay ma maye am naa lu ma bëgg a maye de ak agréable sànq ba tey ñu ngi doon joxe information yi li xew ci internet bi TikTok bi nañ ci ñëw. waaw mais dama gis ay xale yu nekk TikTok la Instagram. muy xale yi fecc noonu xale yu ndaw yi. non ñooñu Instagram la. mais ñun ban nationalité lañu tamit. man may seet ñi ay Tanzanie laa leen yaakaar. budul Tanzanie di Sud-Afrique. parce que ñoom ñooy def yooyu. mais vraiment seen rythme bi doy na waar. waaw Afrique joie de vivre. déggal te dañuy ba pare dañoo dégg. xale yi seen yaram moo dégg. am na ñoo xamante dañuy bëgg a fecc mais duñu mën a fecc. ndax seen yaram dégg ambiance waaw yi am Afrique dafa neex. ñu tegtal ko internet yi kon ñu xale yi seetaan nekk ko vacances actuellement ñi am BFM at bi nañ BFM. déedéet ak bachelier yi. bachelier yi ñu ngi waajal seen vacances yi. arrosage waaye arrosage mi ngi am ba léegi. pourquoi pas. mu yaakaar. àdduna bi daa changé kat. parfois mu def comme xale parfois mu bëgg def. waaw noonu la yenn saa yi. acca ñu seetaan ñu day changé. mais gàtt na la lii te Ablaye lii gàtt na la te xale yii nii ñii bëgg naa xam seen nationalité de. c'est que son bi sax moo njëkk a neex. waaw challenge la lii dafa zuke mag ñi sax di ko. waaw dafa zuke. di ci rey seen bopp. Kizomba la xam nga Kizomba. Kizomba bu baax. Njaay yaa ngi ñëw de. man may. waaw baax na étranger sénégalais di. yaa ngi ñëw. doo fii màgget am na fu ñu daan tase amul problème nañ dem rek. tase wu ñu fenn. démb ñu ngi doon waxtaan ci Afrique toujours président Afrique yi Paul Biya ak journaliste française bi doon ko poser question mu naan ko déggu la. déggu waaw. vidéo bi xam nga def na il est devenu viral. effectivement saa si xale yi def ay collage. yow tamit xam nga foog ñu fàttali ko démb. am na fu ne les présidents français passent. et Paul Biya reste. donc mi ngi nii en 1983 moom ak François Mitterrand. Jacques Chirac en 1999 Sarkozy 2009 François Hollande 2015 ak finalement 2022 Macron donc les présidents français passent et Paul Biya reste et demeure toujours. voilà li waral xale yi def collage bi xam ne collage dafa xew. mooy wax naa ko sànq vidéo bi nga xam ne mooy def buzz fi mu ne nii ci réseaux sociaux yi ci nganuk Macron bi foofu ca Cameroun gannaaw ba war na ñëw fii ci Guinée-Bissau def ak tournée. quelques jours rek. tournée africaine ci yenn dëkkaan yi ku nekkee ci commentaire ci wax dara leneen ci réseaux sociaux yi. bu ñu ci jógee ñu jàll ci téléphone yi effectivement il faut mu wane téléphone yi parce que bari na ci ay internet ñu envoyé téléphone rappel téléphone yi yu yàgg yi. man am naa surprise. ban surprise la mais bii moom la ñu ko yor bii sax dafa xaw a récent bii nga bëgg maye.
déedéet mayewu ma ko de dama lay wan ne am naa ci ancien téléphone yi. bii la bëgg maye mu ne. mayewu ma ko lii de koo ko may mu doon la ba ngay bëgg de. man téléphone yii la mairie envoyé nañu Nokia. jëlal Nokia yow. ay waay. ay waay àdduna mën a dox. te yàggul dara lii. xoolal mi ngi nii. jamono mot Ericsson. wax leen ñu ban moo ne njëkk a nekk seen téléphone portable. man Ericsson T10 la woon waxuma xale 2000 yi de. ancienne génération bi. Ericsson T10 bleu noir. moo nekkoon sa téléphone waaw moo nekkoon sama njëkk téléphone. ok après ñu sàcc ko sama papa wutal Motorola clapet bi. ñu def nii. Nokia bi amoo ci woon. bii mooy bii jógee ci kaw terrasse bi bërëngu ba ci suuf tas nga dugalaat yëpp mu jàllaat amoon naa si. 3310. 3310 moom la mooy serpent bi jeu serpent bi. ñëpp ci lañ jaay ngeen jóge ci téléphone portable serpent bi di suur rek. jaajëfal équipe digitale Adja jiite ko par Magui. waaw delloo ma sama téléphone jaajëfal ko bul naka saale mu ko jaajëfal jël internet yi téléphone. actuellement nous sommes en live sur Instagram ak TikTok. ah bon en live sur TikTok. waaw jaajëf ah bi yow tamit Adja lu ci moromu kenn moo Pape Jean. jaajëfal leen team digital bi léegi kon est-ce que duñu may téléphone waa TikTok may ragal gars yi bàyyi live bi daw TikTok. déedéet actuellement ñi maa ngi gis ci live TikTok ñu bees lañu. bàyyi mayel fii ñu bàyyi ba lundi. fekk ñu gën a sakkan ci TikTok bi. man de maire yi laay xool commentaire maire yi. waaw. benn maire quoi bu commentaire rek ñu may ko téléphone. déggal Racky Diagne nee na. sama yaay nee na. mbii mooy jéggu sëykat. mooy téléphone Nokia bi. waaw. ne Racky ña yaayam ñoo jël téléphone bi. ah ayca kon Racky dégg nga ko. Racky Diagne sëy. donc yaay Racky mi commentaire jox nañ ko ndax li mu wax ci téléphone Nokia bi. waaw mooy jéegu sëykat. waaw loo ko pousse pousse demul fenn. demul fenn mooy loo jéggu mer sëykat mer mi ngi toog. mi ngi toog. macha allah nga tas exemple affaire la bu pour yëpp mu toogaat. exemple la pour yéen. xoolal nouvelle bettu ma woon génération bi. bettu ma woon. pour mu Exemple sànni la- xeer nii non bettu ma woon. dame bi yaayu Racky bi. Racky Diagne sëy. elle a donné un bel exemple. pour ñoom nouvelle génération bi. que ni ngeen toog ci sëy yi c'est muñ. que faut nga tànn soit man ancien la wala man nouvelle la. mooy yéen nouvelle bon je veux dire nouvelle génération bi ci benn instant yéenay nekk nouvelle génération maire bi boo waxee devant maire bi quand même nouvelle génération sëykat yi nga bokk ah. yàlla voilà baax na faxas na lépp jël na suuf nii yëpp la en live dañuy mayee téléphone portable li xew ci internet bi mii ngeen hashtag bi sunu net Facebook live YouTube live Instagram live en temps réel lañ leen résumer actualité info du web maanaam vérifier leen certaines informations jàllale leen en temps réel mais surtout aussi expliquer leen baaxoon nañu saa su ne ci yenn plateformes yi application yi yenn réseaux sociaux yi saa yu ñu indee lu yees ñu expliquer leen le pourquoi ak comment loolu dafa baax ngeen xam ko parfois téléphone portable bi information yi dafay bari infobésité. ba parfois doo xam sax lan ñoo ci baax lan ñoo ci bon lan la ñu war a mën a def léegi moom statut WhatsApp rek. waaw mais même statut WhatsApp bi tamit njaay ay information yu jàll la donc bu ñu mus a fàtte fact-checking yéen information boo leen gis wala vidéo virale boo leen gis rek yéen na nekk seen premier réflexe comme ni ngay yeewoo rek dem sën mu brosse wala yooyu wala jël sa téléphone rek daal di leen ko defee noonu waaw. am na solo. wax nañu li xewoon Medina sànq maa ngi gis ñu naan mafia kaj-kaj. Ousmane. dañ ko interpellé ba yenn site internet yi commencé ko relayer alors que ñoom ci seen bopp def nañu ab post communiqué ko ci seen compte officiel précisé que ni kenn jàpp ko. waaw moom nee nañ en tout cas dañ ko daté. fait à Dakar le 28/07/2022 comme ni ngeen ko gisee nee nañ ce qui est sûr et certain c'est que on lui a adressé une convocation de supposés agents d'une prétendue section de recherche. Mais daal nee nañ prétendue convocation boobu. amul objet affaire à suivre et on sera informé en temps et en heure mais nee nañu daal ki nga xamante ne moo di Ousmane Diagne. il est en sécurité et n'a pas encore fait l'objet d'une quelconque arrestation. donc looloo tax ñoom ñu daal di def li nga xamante ne moom moo di boobu les communiqué daal di ko daté à Dakar le 28 juillet 2022. loolu baax na. ci jamono ji moom léegi am nañu moyen wu information bu amee concerné yi teel a génn wax lan moo ci xew bu njëkk ba mën na nekk gaaw benn rumeur boo xamante ni day wér waaye ba tey ñi ngi vérifier baax na ci. période campagne électorale la nag. fi mu ne nii sensibilisation balaa ñoo ñëw ci Sadio Mané sensibilisation yi gën a ñaax ndaw ñu. ñu dem jëli ji seen. carte électorale baax na ci de. ndax
topp leader yi rek fàtte carte yi dem leen ngeen jëli carte yi gis naa internet TikTok yi aussi tiktokers yi aussi commencé ci waaw ba loolooy njëriñu influenceur xam nga influenceur bu ñu dadee ba ne yow influenceur nga rek lépp loo xamante ne ni mi ngi day participer pour avancer loo réew mi mën nga ko def kii nag benn influenceuse la tiktokeuse Fa Aydara moo daal di def benn vidéo bu am solo pour inciter population bi ñu daal di dem voter ji ak seen carte ñu daal di leen tegal vidéo bi ngeen seetaan ko ñu ñëwaat. waaye askan wi yeewu leen suñu carte ñun de ñoo ko moom ku ñu neex la ñu koy sànnil ku ñu neex la ñu koy yóbbante Sénégal gi ñun ñooy boroom yey 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 ku doon nelaw bëgg naa nga yeewoo yey 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 suñu carte yi ñun ñoo ko moom yey 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 ku ñu neex la ñu koy sànni suñu ko gisee yey 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 Sénégal gi réewum jàmm lay liggéey leen te bàyyi coow li bàyyi xiiroo te bàyyi ngaayoo askan wi loolu la ñuy xaar ci yéen. am na solo vidéo de sensibilisation gën a ñaax ndaw ñu dem jëli carte yi ngir mën a voté ji dimanche le 31 juillet 2022 ci tànnuk ñi ñu fas yéene représenté fële ca assemblée nationale am na solo loolu moom lu baax la léegi ñu tëjee ak Sadio Mané waaw moom ma nga ca Qatar fi ne bokk ci gars yi dañu doon def effigie ca immobilier ca Qatar moom la ñu daal di teg image am pour illustrer li nga xamante ne moom moo di coupe du monde bi nar a commencé. Donc mu nekk encore une autre fierté pour nous parce que équipe yi bëri nañu mais ñun suñu Sadio national la ñu daal di tabb daal di jël image am daal di ko affiché nii ci seen tour bi pour wane ne que lancement bi daal dina presque tàmbali. baax na li promotion coupe du monde. promotion du doy yow. booy def promotion koo koy def avec. les champions. champion d'Afrique. et nous sommes les champions d'Afrique. double ballon d'or. ah waaw. seen promotion dina baax. dañ ciy ñaanal leen Sénégal ñëw ci jàmm. amiin. 21 novembre ba décembre. amiin. yàgg fa lool dafa weer. amiin. futur champion du monde. yow di nga dem Qatar. futur champion du monde bul dugg fenn Qatar dafa cher. mais doo dem Qatar. Ndiaye nag millions dangay dem Qatar nag Ndiaye. fukki million mu ne moo la yóbbu Qatar de. fukki million xoolaat nga sa bopp sa gàdde. yàlla baax na. continuez leen commentaire. c'est une émission interactive fukki million moom ngeen di commentaire yéenewuma ko Qatar jàllale ko en temps réel. ngeen di message information yi en temps réel jaajëfal internautes yeeg téléspectateurs yi Apulaay voilà am na kenn ku réer koo xam ni depuis démb ñu ngi koy jàllale Mass moo ñu ko jox suñu caméraman la fii ci télévision Futurs Médias baax na balaa ñoo tëj ñu jàllale ko voilà mi ngi nii elle s'appelle Bambado Camara ñu ne 18 ans la am élève en classe de 3e collège disparu depuis le 15 juillet 2022 chez elle à Kaolack foofu la Kaolack la réeree depuis le 15 juillet ñu ngi koy seet ay mbokkam a ngi koy seet ku ko gis mën na woote téléphone numéro téléphone 77 848 57 26 78 350 72 50 voilà 77 848 57 26 wala 78 350 72 50 démb rek ñu ngi ci doon waxtaanee ci mbirum ñi réer rek ak léegi téléphone portable yi ñi am 18 ans ñi xam wóor na ma ni am nañu téléphone portable mën nañu localiser à chaque fois booy génn envoyé ko say parents wala ñi nga xam ne ñoom nga nekkal pour un cas où situation bi xaw a compliqué mën na nekk en 1 heure 2 heures de temps ñu mën na localiser c'est possible waaye am na ci ay services yu nga xam ne ñi ngi fii ne activer rek na ngeen di faral di activer li nga xamante ne moom moo di seeni localisation parce que boo leen ko activer wul ça sert à rien mais activer leen ko de telle sorte que téléphone bi suñ ko mën a localiser rek fu ngeen nekk ak téléphone bi dinañ leen mën a localiser. loolu baax na ci di jamono fi mu toll la te léegi mag ñooy réer rek yooyu bu njëkk ba xale yi rek lañu daan wax mais léegi mag ñi moom. ñooy réer donc voilà kii donte xale la mugul mën na yal na ko yàlla nit. amiin boo gis daal mën na woote ci numéro téléphone yi ñu wax léegi image cachée baa ngi nii kan moo nekk ci ginnaaw image bi
tey la jeudi am ngeen possibilité ba lundi incha allah ngeen commentaire am na yeneen i cadeau yu leen di xaar ak suñu sponsor officiel ci CSB yoo xam ne du rek téléphone yeneen yoo xamante ne am na solo dina leen soxal waxal yaayu kii mu ñëw jël si téléphone waaw moom kay mi ngi nii mi commentaire na def na ay Racky Diagne Sey waxal sa yaay waaw maire bi mooy ñëw fii ci TFM ànd ak maire bi moom waaw nga ànd ak maire bi ak seen carte d'identité su ko defee ñu daal di leen jox li nga xamante ne moom di seen carte seen téléphone plutôt téléphone la gagné donc di fa jaare rek di tàggatoo ak yéen Ndiaye di leen jox dig daje semaine prochaine incha allah dina fekk ñu tàmbali août incha allah lundi premier mois de août. depuis uti août bi tabaski ba pare mënuñu fexe ba yegg le 28. wallaay mi ngi noonu dimanche 31 juillet lundi ñu xëy premier août incha allah. Donc di remercier à Ndiaye ki nga xamante ne bien sûr moo jaar ci solo bi. héritage couture au 78 636 02 03 dagg robe sirène bu nice ah mais aussi du ma fàtte ki nga xamante ne moom moo di triangle de la beauté xam nga man maay spécialiste lettu yi. def samay per yu baax def ay lett tàccu nii rek pour été bi donc dig daje lundi incha allah. jaajëf réalisateur connecté Apulaay jaajëfal la Apulaay ki nga doon wax nu mu tudd suñu maire bi maam Fatilay Thiaw di ko nuyu di ko ziar bu baax a baax magu soxna Aytalaay suñu yaay yi di leen ziar bari na ci ay maire yi nga xam ne ñu bëggee saa su ne di xalaat suñu yaay yi nga xamante ñu ngi ñuy ñaanal di ñu jóg ci di ñu ñaanal jaajëfal leen jox leen dig daje ba leen di incha allah ci beneen numéro li biir internet bi équipe digitale chapeau jaajëf waaw mbaxane